salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd bekk ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom tegu ci juróom-benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi la ci gën a fës Cour suprême daal di dëggal Suez ginnaaw séddale ndox mi ci Sénégal ginnaaw kon ba waa SDE dugale ab bataaxal ñoom nag dañ ko daal di gàntal kuréel gi nag ne fas yéenewul deltu ginnaaw ci bëgg-bëggam dana dugaat beneen bataaxal ngir rek mën a am dëgg ci kaw SDE waa Suez kon kontaan lool ni kon dañuy wëyal li nga xam ne kon mooy ndogal bi tukki ni ki tey jii nag ci àdduna wëngal këpp ñu daal di màggal bés bu ñu jagleel ñi nga xam ne seen xel dafa daal di ñàkk mate maanaam nag ñi nga xam ne kon seen xel matul ca fulaadu nag maanaam ca bët gànnaar ca bët saalum réew mi ñàkkum jumtuwaay yi ñu fa dugal bokk na ca ak leneen loo xamante ni kon ñoom naata xoone yi kon ñu leen bàyyi ñuy tollaan yi loolu lépp dañ ci dikk du ma gën a yaatoo ci biir xabaar yi ak Seydou Diatta. taalibe yi nag fii ci Ndakaaru di séddale xéwal yi ginnaaw lu jëm nag ci café Touba geek laax yeeg fonde yi lu ci mënti am nag nee nañu lii mel dañ koy daal di wëyal ba fukki fan ak juróom-ñaar bi nga xam ne la ñuy amal màggalu Touba gi fii ci Sénégal ñoom nag loolee kon xéwalu borom bi la dañu nag fas yéene koo def ngir sàmmonteeg bëgg-bëggu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dina ci dikk itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi kon mbokk yi loolee moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees kis bi yàlla àndee ñu di ci faram-fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV dal leen ak jàmm ci xabaaru marax yi nuñ ko junjee ca ndorteli kon loolu la ñuy amee yéene daal di ko faram-fàccee tàmbale kook SDE mi nga xam ne dafa dugaloon ab recours maanaam bataaxal boo xam ne ngir dabuwaat lañ ko gàntaloon Cour suprême nag daal dina wàccee ndogal gi ni ki sànq ne nag kon Suez mooy daal di dëggal ci lu jëm ci séddaleem ndox mi fii ci Sénégal loolee nag ginnaaw ba avocat yi nga xam ne kon ñooy layal Suez ak waa SDE amale nag ab atte bu yaatu seen diggante lu ci mënti am nag kon kërub attekaay bi kon dëggal na ñii di waa Suez ci jëm ci séddaleem ndox mi ci Sénégal SDE nag nekkoon duñu banque seen yoxoo dañoo fas yéene waa dugal geneen bataaxal ngir rek mën a am dëgg ci kaw Suez loolu lépp kon dañ ciy teewlu kii nga xamante ni kon seen avocat la di maître Aliou Cissé ay kàddoom ci micro Mame Abdou Gueye Kassé. Le rabat d'arrêt sont suspensifs. dogal bi Cour suprême jël signifié wul ni ñun ñi ñàkk nañu lii di bataille bi dinañ def rabat d'arrêt boobu nag suñ ko defee mën na ajani rek dogal bi nga xam ni Cour suprême jël na ko wax ARMP mu daal di continuer procédure bi ngir xool rek kan lay jox lii di contrat d'affermage de l'eau bi fii ci Sénégal. Et ce recours-là est suspensif. maître Aliou Cissé moom mooy avocat wu SDE avocat nag waa Suez ñoom itam baatam jib na ci di maître Oumy Sow Loum moom nag jàpp na ni ndogal gi daal ndogal la goo xam ne ñoom dañ ko fas yéene jëfee waaye tamit ma ngay jàppal tànk waa ARTP ndax jàpp na ni kon waa ARMP ndax jàpp na ni kon ñoom amuñu leen loo xamante ne ni kon am nañ ko xaaj ak segg ci mbir mi nu mel ndax dañoo jàpp ne daal yoon rek la ñu def te ñoom itam seen rôle mooy yoonal lépp loo xamante ne kon jëm na ci wàllu marché ci Sénégal du ñàkk dañ ci dikkat nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi lu jëm nag ci bés bu ñu jagleel ñi nga xam ne seen xel dafa daal di sëgg ñu leen wooye kon naatu xóona yi ci diwaanu Fuladu nag ñoom dañ leen bàyyi ak seen bopp ndax jumtuwaay amu fa askan woo fi itam daal di leen seetaan ba tax nag ñoom ñi nga xam ne kon seen xel dafa sëgg ñu ngay tollaan yi ci mbedd Fuladu yi Seydou Diatta ngir yi leeral. fii ci diwaanu Fuladu daanaka lépp yembagul ngir taxaw ñi am feebar xel ci anam bu war tey di bis bu ñu jagleel feebar bu ni mel ci àdduna wërngël këpp doon na ab lay ngir waxtaan ci ba xam ban tànk la ñuy taxawee ñeel toppatoo maladie. bis bu yàlla sàkk jour ouvrable dina am ñetti nit ñu nga xamee ne dañ leen indi ci feebaru xel ba nga xamee ne dañ leen accompagner dañoo agité loolu bokkul ak ñenn ñu nga xamee ne dañoo ñàkk a nelaw maanaam dañu yore yeneen kii. mais ñii nga xam ne dañoo agité dañoo dangereux yenn saa dinañ jot ñett par bis boo ko calculer par weer ñaata la par at ñaata la di nga xam ne Kolda yëf yi commencé naa tar fi. bu ñu amee koo xam ne dafa tàggoog sagoom bu ñëwee ñun fii mënuñu ko hospitaliser maanaam mënuñu ko hospitaliser li ñu mën a def mooy li tubaab di wax traitement en ambulatoire maanaam malade bi day ñëw di jël ay rendez-vous ñu koy faj muy dem këram. mais bu fekkee ñi nga xam ne nag dañu ay cas yu grave la nga xam ne dañu xaw a agressif
ñooñu noonu li ñuy def mooy référé leen yóbbu leen Ziguinchor centre psychiatrie bi nekk Ziguinchor te loolu ay jafe-jafe la. ci gox bu mel ni Kolda gàllankoor bu njëkk bi mooy ñàkk bërëb bu ñuy dalal ñu am feebar xel maquette bu ñu won ni askan wi mun naa nekk luy saafara mbooleem jafe-jafe yi. boo xoolee Kolda amul centre psychiatrique maanaam amuñu centre fu ñuy fajee ñi nga xam ne dañu tàggoog seen sago tey loolu mooy difficulté bi gën a ngand moo tax bu ngeen xoolee sax tey journée bi ñu dëjee santé mentale dañu woo ñëpp ñu ñëw teew wax dëgg yàlla ñu def benn plaidoyer si. pour ñi nga xam ne war nañ mën a am benn centre psychiatrique. yombul moo tax ñu ngi koy defee par étape dajala ñu benn association bu nga xamee ne dafa ëmb malade ñu feebar xel ñu wér ñu ëmb parents yi ak bonne volonté ñu mel ni yéen ak ñu mel ni ñeneen ñun ñoo constitué association bu ñu ne association Yurmeede am na terrain jël na architecte defal na ko maquette dégg nga ñu ngi def ay appel de fonds. laata loolu yépp di sotti ñi am feebar xel a ngi wéy di wër ci mbedd yi rafle mbokk. Seydou Diatta di ko gërëm dañuy dellu si kon fii ci Ndakaaru waxtaanee nag mag ñi nees lay def ba taxaw leen ba seen nekkin gën a mën a ñoŋ ci askan wi loolee mooy bëgg-bëgg ñii di waa assistance Suma Kër ñoom nag seen lëkkaloog ñi nga xam ne moom ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu ndimbalante maanaam solidarité kon dañ ko daal di jëmmal ni ki tey kon lu toll nag ci 1 million suñuy koppar jébbal nañ ko l'hôpital bii wala centre bii di Marc Sankalé ngir rek fexe taxaw mag ñi ci lépp loo xamante ni moo jëm seen wàllu feebar ak seen wàllu nekkin loolu nag ma nga amee tey ji ci teewaayu Tidiane Cissé Augustin Mbandon. ay feebar yu bëri wala ay problème de stress jafe-jafe yu mel ni bëri na li mag yi di jànkonteel ci seen i dund moo tax association bi di assistance Sama Kër jël initiative collecté xaalis ngir rek jàppale mag yi feebar te tëdd ci hôpitaux yi. bi ñuy départ dañu ne woon dañu bëgg am 1 million yàlla dimbale nañu am nañ ko avec la participation bien sûr de la division de l'action sociale ak ñeneen ñoo xam ne participer nañ ci joxe nañ seen alal volontairement pour delloo njukkal papa yi ak yaay yi. donc amoon nañ 1 million boo xam ne distribué nañ ko entre 2 services médicaux muy la gériatrie de Ouakam ak centre diabéto bu Abass Ndao pour seen frais médicaments yi ak hospitalisation yi. noflaa yu mag yi doon lu ñu war a bàyyi xel bu baax a baax ci kër yi ci weer bi ñu génn lañ célébré bis bi ñu jagle mag yi ci àdduna bi yëpp assistance Suma Kër gis ni jot nañu liggéey ak autorité yi ngir sensibiliser nit ñi ci nekkinu mag yi. association assistance Sama Kër génne benn idée bu ñu rafetlu ñun ñëpp continuité lay nekk ci manifestation bu ñu doon def le 1er octobre tey ñu ne dañu koy def benn journée bu gën a rëy tuuti dem ci ñaari structure sanitaire muy centre bi nga xamante ne ci Ouakam mooy jël en charge ñi nga xamante ne diabète la ñu am. mu doon liggéey bu kuréel bi ëmb mag yi fii ci Sénégal di rafetlu bu baax a baax. dafa doon lu nga xamee ne lu ñuy rafetlu la ndax ay association yu jóg comme association Suma Kër ne dañuy jàppale mag yi dimbali leen surtout mag yi nga xam ne dañu feebar tëdd ñu ñëw war leen a taawu leen. loolu lu am solo la. assistance Sama Kër dafa nekk ab organisation buy yëngu ci noflaayu mag yi ak njaboot bi yëpp li ñu bëgg mooy mag yi am toppatoo bi war ci société bi. Tidiane Cissé di ko gërëm daal di des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram tey nag dañoo amal ndajeek waxtaan gu yaatu ngir rek fexe bu li nga xam ne kon jot nañ ko enquête ci xabaar joxle ko nag jëriñ gu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci mim réew loole nag ci teewaayu agence nationale de la statistique et de la démographie di ANSD ñoom nag lañ ci jublu rek mooy fexe ba lépp loo xamante ni daal ay xabaar la bàyyi ko ci askan wi ak seen tolluwaay ñu mën ko jébbal jëriñ gu ñu dénk wàllub wér-gu-yaram gi ngir rek ñu mën a am kon taxawin gu mucc ayib ci lu jëm ci pàcc mi ak tamit nees lay def ba natt doomi aadama yi ngir rek lépp loo xamante ne jafe-jafe la ñu mën ci taxaw ñu ànd ci ak Abdourahmane Ly Souleymane Diallo ci caméra bi. mu di ay nattu gu ñii di waa agence nationale de la statistique et de la démographie amal yi wane nekkin gu xaw a tane wu sénégalais yi jëm si wàllu wér-gu-yaram wante nag des na lu bëri daanaka rawatina si côté ñoom Sédhiou ak Kolda mu di ay enquête continue yoo nga xamante ni tàmbali nañu ko 2012 te léegi muy am at gu ne.
si wàllu wérgu yaram jigéen ñi nga xamante ne ñi dañu toll si sëy war a am doom ak xale yi nga xamante ne yi ñoo nekk ak ñoom mbir mi mu ngi vraiment mu ngi mu amélioré wu di bu baax a baax wàllu tamit xeex ak cyber wala sida tamit foofu tamit jéego yi ñu si def vraiment macha allah. Mais nag am na toujours ay goxaan comme ku mel ni ay Kolda wala Sédhiou yi demee noonu xamante ne bi bu tey am na ay war nañ liggéeyaat. mu di ay gëstu yoo nga xamante ni ñu ngi ci juróom benneeli phase bi te ñu koy amal ci ñaari pàcc. benn bi moom la ñuy tuddee mooy dem ci kër yi di laaj borom kër yi ñi ñu dëkkal. laaj li ñu leen war a laaj ci wërgu yaram seen dëkkuwaay ak yooyu beneen bi moo ngi dem ci kër docteur yi fii nga xamante ne yi bu ñu feebaree fa la ñuy dem di fajoo pour dem ni ma ko xool bërëb bi ndax war na mel na ni mu war a mel ndax jumtukaay yi fa war a nekk yëpp moo nga fa ñi fa war a liggéey ndax ñoo nga fa. mu di ay gëstu yoo nga xamante ni jublukaay bi moo di may ministère bi gàlloo wàllu wérgu yaram ngir mu gën a mën a woyal programme am jëm ci wàllu woowu di wérgu yaram. bon njëriñu enquête bi moo di ne xam nga autorités yi mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci boppu réew mi ñoom dafa am koo xam ne fa lañ bëgg a yóbbu réew mi ci wàllu santé wérgu yaram loolu nag boo ko bëggee xam enquête bi moo leen di permettre ñoom ñu xam fu ñu toll loolu seen mbébét moom. ba tax na fi mu nekk ni dañ koy def at mu jot bu ko autorité yi xoolee bu baax dañu mën a xool naka la mën a def ba mbir yi mën a dellu sewaat. li des ci liggéey bi nag jëwriñ ngee ko war a wëyal ngir jéem a fànq lépp luy jafe-jafe tukkee ci yile enquête mu di ay mbir yoo nga xamante ni jublukaay gu njëkk gi doon na fexe ba ñépp di mën a faju saa su soxla ci taxawee. di ko gërëm Abdourahmane Ly daal di àddu kon ci lu jëm ci wàllu pétrole bi ak gaz bi ci Sénégal nes la ñu war a mën a def ba taskatu xabaar yi kon am xabaar yu wér yoo xam ne kon dinañ ko mën a jagleel askan wi loolee nag doon ab waxtaan ku yaatu woo xam ne niki tey leen ko daal di sumb ci teewaayu nag ñi nga xam ne ñu dippee initiative prospective agricole rurale ak seen lëkkaloo jëwriñ yi nga taskatu xabaar yi nga xam ne kon ñoo yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu koom-koom fii ci réew mi loolee mu ngi amee ci teewaayu Cheikh Hassana Fall Bara Sow. dem wuti ji xam-xam ngir gën a mën a jàllale xibaar yi lii de moo sababoon atelier bu formation bi amoon tey ci diggante journaliste yi ak géologue bi di Fary Ndaw leeral yu mu andi ci mbir mi le nekk na yoo xam ne amoon na importance bu rëy ci taskatu xibaar yi xam ne ñooy wax ci mbirum pétrole ak mbirum gaz. journaliste bi nag dafay doon koo xam ne kii cëram mooy nekk ci anam bu nekk ngir ga bu jógee bay joxe information bu jëm ci gaz ak pétrole mu indi ci loo xam ne lii day doon njëriñu ñu koy déglu ñu koy seetaan mbaa ñi muy bind jëmee ci ñoom. alors loolu nag waxtaan bu mel ni bi ñu am tey dina am loo xam mën na ko ci indi. donc nag loolu nekk na loo xam ne journalistes yi war nañ di ko sàkku ndaxte journalisme daf di métier boo xam ne da ngay xamle te balaa ngaa mën a xamle il faut nga xam pour que ñuy gën a mën a tàggat suñu bopp ci yenn domaines yi nga xam ne ay domaines yu bees lañ comme domaine pétrole ak gaz. suñu naataangoo yi xam ne sax ñoom jàpp nañ ne ba ñu génnee ci stage bi le dañ cee gën a yokku xam-xam. buñ ko gëstoo ba gëstu ko liñ fi jëlee tey doon na loo xam ne lii mën na doon njëriñu journalistes yi ngir ga lu ñu ciy bindati lu ñu ciy waxati mu doon loo xam ne dafa dëppook lu ñu ci xam moom ci seen bopp ndax moom sa bopp bi mooy nga xam lu mu ci mën a doon lu ne lan la mën a dëppool ba boo koy wax mbooloo mi maa ngi koy wax askan wi ñoom ñu mën cee jëlee njëriñ. permettre na ma gën a xam as tuut ci sujet bi parce que daf di sujet bu complexe. ndaxte des fois suñu ne pétrole rek te jàngaluñ la naka la xamaluñ la li ci biir doo xam naka lay demee. ci kàddub géologue bi le moom fi mu toll nii presse bi dafa war a gën a am xam-xam gu rëy ci lu jëm ci mbir yi le ngir mën a moytu lépp loo xam ne jëm na ci mbiru manipulation. donc man dama yaakaar ni ñëw taxaw ngir bokk man li ma jot a xam as tuut si bii mbir ma bokk ko ak ay journalistes dama yaakaar ni loolu. loo xam ni war na mën a jëmal kanam réew mi la ndaxte lu xam-xam gën a màcc gën a tegu ci anam yu leer rek lu mu gën a bari rek
dëppoo ak luy intox ci lu jëm ci sujet boo xam ne am na sensibilité bu rëy a rëy. Cheikh Hassana Fall di ko jaajëfal des ba tey ci boobu lépp ndaje ak ingénieur géologue bi di Fary Ndao dikkaat na ci colos ndaje moom lee waaye itam jumtuwaay yi nga xam ne taskatu xabaar yi war nañ ko am ngir mën a àddu ci wàllu pétrole bi ak gaz bi teewli kàddoom ci micro Cheikh Hassana Fall. dama doon wax mbirum li ñuy woowee ay data center mooy ay ordinateurs yu mag a mag yoo xam ne ñoom ñooy fexe ba taxaw ngir calcul boo war a def rek boo jëlee ci image yi ngay jëlee ci suuf si image yooyu nag moom ngay saytu ngir mën a gas ngir xool ndax foofu am na pétrole wala gaz. image yooyu nag ngir nga mën koo am faaw nga def traitement yu diis a diis jéego yu doy waar sax ci wàllum xarale te jéego yooyu noonu pour nga def ko da nga soxla ordinateur yu bari doole ordinateur yooyu nag bitim réew li ñuy faral di nekk donc man dama doon wax ni Sénégal war nañ mën a gën a développer fii suñuy capacité ci wàllum xarale yu bees yi informatique yeeg ordinateurs yi ngir données maanaam information yi nga xam day jógee ci suñu suuf si mu mun fee des ñu mun koo gis di ko saytu ñu ngi ko maîtriser ngir ëllëg sénégalais yi ci seen bopp di gën di mën a jariñoo seen pétrole ba pare di ko gën a mën a seet ba pare di ko exploiter. addu ci wàllu koom-koom ak njiitu réew mi Macky Sall nag jël dogal daal di joyanti li nañu kon doxalee ak séddale koom-koom gi ci ministère yeeg lenn ci direction fii ci réew mi léegi kon jàpp leen li ñu dippee budget programme la ñuy doxal kon ci mim réew loolee nag mbir la moo xam ne yenn ci nga xam ne kon ñooy ministères yi rawatina ministère bi ñu dénk wàllu koom-koom ci réew mi kon lenn la ma amoon ab cër lu yaatu kon ci lépp lu jëm ci wàllu séddaleem koppar gi kon dana am as lëf kon lu ci daal di tëkk ñoo ni ceeg Cheikh Sall ci leeral. ak coppandi gu mag la ñu teewlu ginnaaw adoption su conseil des ministres projet de loi des finances bu atum 2020 président de la république Macky Sall indi si ay coppandi yu bëree bëri si budget bi nga xam ne moom la état biy doxee si atum 2020 ay changement yoo xam ne mën nañ ko tuddee changement logiciel jëm si ñaari poñ benn bi di budget programme beneen bi di décentralisation li nga xam ne moo jëm ci ordonnancement yi jubluwaay gi dëgg moo di wàññi gafaka gi nga xam ne moom la état biy doxee ak koppar yi nga xamante ni bii moom la ministère yooyu yëpp doon nësër seen doxalin si noonu président de la république daanaka damm na tànk yu ñu bëri wala ay laafi ñi nga xamante ni bii ñoo doon doxal projet yi ak budget yi ci biir ministère yi ak service yi nga xam ne ñoo aju ci état bi si noonu ñi nga xamante ni bii ay citoyens yi kese lañu nekk ñoo xamante ni bii dañ leen war a jàppee ay clients yu ñu war a satisfaire maanaam topp seen bëgg-bëgg loolu waral ñu war a taxawal ab comptabilité boo xam ne patrimoine état bi lay doon di moomeelu askan wi nga xam ne approche bi muy am dëgg moo di doxalinu entreprise wëlbatiku gi budget bi wëlbatiku nag des na dugg ci doxalin benn fan bu njëkk ci weeru janvier atum 2020 ànd ak benn cadre boo xam ne moo koy joyanti gu mat sëkk ngir ñu mën a maîtriser dépenses yi nga xamante ni bii moo di dépense publique yi député yi daat koy voté ci bi le budget ministère bu nekk dina wane forme bi nga xamante ni bii moo jëm ci wàllum programme am Cour des comptes nekk ki nga xam ne moo ko war a saytu di ko contrôler ni nga xamante ni bii noonu la waree geneen ni wëlbatiku gu am di sopparni goo xam ne amal nañ ko ci ministère des finances ñoom nekkutul koo xamante ni bii moo am cëggal guyug di doxal li nga xam ne moo di budget yi bépp ministre sectoriel wala président d'institution ku nekk it war ngaa mën a saytu ni nga xamante ni bii noonu la say crédit di doxee ci biir ministères yi wala li nga xam ne moo di structures yi bii le projet de loi nga xam ne 2020 lañ ko war a nësër liñ ko jàpp moo di dina toll ci ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ay milliards yoo xam ne recette la yenn ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett ci ay milliards dépense lay doon maanaam wàññi nañ ci lu toll ci téeméer boo jël ak ñett. Cheikh Sall di ko gërëm daal di àddu nag ci ay mbir yoo xam ne di jikko bokk na ca xaramteef ak tamit yaru ci liggéey yi loolee nag dañ ko war a jikko yoo ñëw rawatina ñi nga xam ne ko ñoo nekk ci wàllub fonction publique tax nag ba ñu amal leen tàggat yoo xam ne ci fukki fan ak ñaar lañ ko daal di tëral loolee bu ñuy sukkandikoo nag ci jëwriñ gu ñu dénk wàllu fonction publique nee na lam ci bëgg rek mooy fexe ci jikko yooyu kon ñu daal di ko sàlloo waaye tam fexe ba lépp loo xamante ne rek jumtuwaay la ñoom ñu daal di ko matale ngir mën a wër seen liggéey mu doon lu mucc ayib teewlu ci ki nga xam ne mooy Mamadou Bipa Sissoko ak Souleymane Diallo. ci ambiance bu rëy la cérémonie clôture session 2018 formation ñii di soog a dugg fonction publique amee. bii nag mooy bu njëkk te amaloon nañ ci formation militaire. placé sous la responsabilité de l'armée de terre. seen tàggat bii ñu dénkoon ñun waa l'armée bi jaar na ci yoon li tax nag ñu amaloon ko mooy bëggoon ñu yombal seen immersion ak seen njàng ndax loolu da ci am njariñ bu baax a baax. les objectifs pédagogiques fixés. formation bi jotoon am
26 septembre ba 8 octobre diggante Dakar Rufisque ak Thiès dina tax agent yi gën a xarañ ci seen liggéey. Ces enseignements apprentissage au regard de leur importance. tàggat gi nag lu weesu njëriñam dina tax tamit seen liggéey yomb ci biir fonction publique bi te itam ngeen mën a def lépp luñ leen sant ñeel seen liggéey bi lee. à la hauteur des exigences du service public. kenn ci ñu ci bokk mu ngi rafetlu formation bi lee. formation bi d'abord ñaari session la woon donc premièrement dañu yóbbu donc au camp militaire de Thiès pour certains pour ñu subir fa benn formation militaire donc comme vous savez les militaires donc on hérite de la bonne conduite pour ñu inculquer ñu valeurs yooyu ensuite ñu ñëwaat sur Dakar pour 8 jours pour recevoir ay cours d'administration en général. li ñu fi jàng lépp lu ñu permettre ñu nekk ay agents yu baax ci administration suñu dëkk parce que inculquer nañu ay valeurs xam nañu lu ñu war a taxawee ay valeurs morales civiques et bonne conduite donc pour ñu mën a doxal suñu métier ci différents postes de responsabilité yu nar a affecté. liggéeykat yu bees yi nag dinañ tàmbalee seen liggéey ci fan yi di ñëw. Mamadou Bipa Sissoko di ko gërëm daal di àddu ci wàllu politique ak Aminata Mbengue Ndiaye xam nga ne nag léegi moom mooy doxal ci boppu parti socialiste démb lañ ko samp ci boppu parti boobule ginnaaw seen juróom-benn fukkeel ak juróom-ñetteelu séance boo xam ne dañ ko amal di ndajab secrétariat exécutif national moom nag nee na la muy woote daal mooy jàmmoo booloo doon benn ngir rek lépp loo xamante ne nii jëm seen parti bi kon mu mën a doon benn waaye itam jëm ci kanam ñu teewli kàddoom Aminata Mbengue Ndiaye ci micro Cheikh Diop ma fal. Ousmane Tanor dafa nekk vraiment une particularité pour le parti socialiste. mu liggéey fi tamit loo nga xam ni kenn mënatu koo fay ci këru àddina waaye nag li ñu ko mën a faye mooy ñu ànd nekk benn liggéey li nga xam ne bàyyi woon na ko fi fa mu toog mu ñuy seen ni ak ñii kat ngor ga ma leen bàyyeeloon taxawu ba ma leen bàyyeeloon pour le parti socialiste ña nga ca ba léegi. loolu moo tax ñu ni woon tey ñu daje pour waxtaan ginnaaw bi ñu leen ñaanalee ñu delluwaat ci sunu programme politique. delluwaat ci li nga xam ne moom la ñu war a def mais sunu première activité bi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg a def tey mooy nan la ñuy rendre hommage Ousmane Tanor Dieng ginnaaw bi nga xamante ni réew mi ak àddina bi yépp rendre nañu hommage Ousmane Tanor Dieng. mu nekkoon ay kàddu ak Aminata Mbengue Ndiaye nekk léegi kon njiital secrétaire général bu yees bu parti socialiste addu nag ci leen ci wàllu njàng mekk njàngale mi ñu bëri nag ci askan wi rawatina way juru ndongo yi. dañuy jël dogal ngir yóbbu nag seen tuut tànk yi wala seen ndongo yi kon ci bërëb yi nga xam ne kon da ngay fay koppar ngir nga fa jàngee loolu nag am na ñenn ñoo xamante ne ci askan wi rawatina waajur yi danañu sàmm teg boobu lépp déggee ba nga xam ne kon lépp loo xamante ne warlante na école bi danañ ko mën a jëfee waaye ñeneen ñi nag dañuy am ay jafe-jafe yu tar rek ngir mën a matale yooyu koppar ba tax léeg-léeg seen tuut tànk yi wala seen doom yi kon dañuy génn ci l'école maanaam daal kon bàyyi jàng Omar Kane Cheikhou Gueye ci caméra bi. mu mel ni léegi njàng mi tàmbali ci école yi école publique yi ak privé yi yenn waajur ñoom xalaatuñu benn yoon yóbbu seen doom yi ci école publique yi. te man sama doom bi ñu nekkee day ay xale yu tay tànk tout tànk ba fi ñu toll école privée laa leen mos a yóbbu foofu laa leen di fayal di leen orienté depuis maternelle ci élémentaire bi également enseignement privé catholique laa leen yóbbu. ñu am ci entrée en sixième ñu continuer seeni cours ñu Yacine Thiandoum Birago Diop et cetera foofu la ñu nekk ba kenn ki am bagam di dem Europe di jàngi ji ñeneen ñu tamit ñu ngi continuer encore di def enseignement privé. ak lu mu métti bàyyi seen doom yi ñu jàng ci école privée yi moo leen gënal ci ñoom loolu investissement la. je suis obligé donc loolu la ñu am xale yi la ñu am. il faut que ñu def ko ci ñoom waajur yi loolu la ñu am mais nag nañu xam ëllëg li tax waajur yi sonn ci ñoom bay def yooyu du mu wax sacrifice mais investissement la te loolu la ñu am loolu la ñu yàlla dénk pour ñu sàmm njaboot gi dafa naa ni loolu lu ñu sànni ci fenêtre bi njariñu ëllëg la. frais d'inscription yi mensualité yi ak yeneen charge yoo xam ni yenn waajur ñoom attanuñ ko. 1996 ba 2002 dama am ay doom yi nekk privé mais à l'état actuel je n'ai plus les moyens pour les mettre dans le privé
li ma ci def xaalis moo bare mais quand tu n'as pas boo amul sens tembe booy boo xam ne nangu na jàng da ngay perte parce que je pense dama xamal c'est la même chose yëpp benn la waaw parce que dama am satisfaction ci école publique waaw loolu moo tax ma jëndee leen ci privé bàyyi leen ci public bi quoi. ñu gis ni waajur yu bari yóbbu seen doom yi ci école privée yi moo leen gënal yóbbu leen ci école publique bi ñi seen loxo jotul seen ginnaaw sax ñu ngi takku ngir mën a fayal seen doom yi ci école privée yi ba tax yenn école privée yi di ñaxtu yeexaayu pay mi mu mel ni école publique bi moom mooy option bu mujj ci waajur yi. Omar Kane ñu ngi koy gërëm daal di àddu kon ci wàllu tàggat yaram ak jogante xarito bi dox niki tey jii diggante Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy waa Brésil max boobee nag ndam demul ndam dikkul kenn kon ku nekkoon dugal na sa morom benn bal loolee nag ñu ngi ko doon amalee fële ca Singapour max boo xamante ne nag Neymar moom nag mu jutal lakk caaxi Sadio Mané kon ak i naataangoom kon taxaw temm ci kanamu doomu Brésil yi ba daal di témboog ñoom ku nekk dugal sa morom benn bal daal di àddu kon ci lu jëm ci kon ci gëstu bés bi ni ki tey xam nga ne nag li des ci Màggalu Tuubaa bi ay fan yu néew la ba tax nag fii ci Ndakaaru rawatina kon ci xàll yu mag yi ay taalibe kon ñooy dem di joxe nag ay café Touba ak xéwal daal ci kaw gàttal ñenn ci askan wi loolu nag ñoom nee nañ kon dañ koy woyal ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre gi ñu nekk mooy date bi nga xam ne la ñuy amalee Màggalu Tuubaa gi ñu ànd ci ak Alioune Guèye ak ki nga xam ne mooy góor gi Jaw Caam ñu jëm ci màggal gi ñu nekk di jàng ay xasida di séddale café Touba laax ak yeneen i bernde taalibe murid yi di def lii nga xamante ni Serigne Touba moo ko digle. affaire de bernde yi Serigne Touba lii mu wax ni ñu santale ko borom bi moom yàgg na sax ñun fekk ñu ko fi ba ñu juddu ba ñëw fekk suñu waajur yi nekk si ba ñun tamit ñu ñëw ba nekk si te day continuer rek amul tànku gannaaw. bernde yi dara waru ko lu dul safaar gi rek macha allah. ñu commencé bisimilah àggalee alhamdulilah rabil alamin commencé bàyyi yeggalee sin ci barke borom Touba ñu koy def chaque année nag macha allah. ci Bamba ji rek sëñ Touba rek sëñ Touba amul morom ñuy ñaan yàlla fekkee nañ ko ren yàlla nañ ko teewee déwén ay yoon macha allah kenn bañ a manqué. fu mu nekk nii mënatoo fee xàmmee Tidiane ak Mouride loolu yëpp ànd bu rafet la ak sëñ Touba ak ci rafetal ak ci sëñ Touba parce que sëñ Touba. boo nekkee ci moom doo xool Tidiane doo xool Mouride doo xool Layen doo xool catholique comme catholique yi ñooy daw di ñëw si moom waxante ma laa ñun musulman yi ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi bi mu ñu yàlla mayee sëñ Touba. beneen quartier daanaka yëf yi benn la fii ci Gueule Tapée taalibe Mouride yii farlu nañu loolu. instant yii nii teg nañ 10 mbana ñu ngi ci màggal gi waaw dañuy gàttanu màggal gi waaw ndax lépp sëñ Touba ko jagoo. dafa ñu war ñun taalibé Serigne Touba ñu def ko fii ci canal bi indi xéewal yi indi bernde yeeg ndox yeeg lépp ñëpp fekkee ko xam nga ñëpp tal ko mën ko ba xamante ne ku si nekk di nga jot li nga xamante ne moo si sa wërsëg. même ñi nga xamante ni caabi da leen féete ginnaaw ci yëf yi la ñu bokk. bu paree dañuy séddale jaam yàlla yi xam nga yóbbu dañ fas yéene dem 100 mètres tamit wax dëgg yàlla xam nga di ñaanal képp ku caabi féete ginnaaw xam nga yàlla génne la. fa lañ fas yéene yóbbu daal ak campénal xam nga dajale lépp foofu yëpp daal fas yéene nañ fa yóbbu ay xéewal xam nga ngir jaam yàlla yi daal ku ne yegg sa bopp. màggal Touba ñu koy amal alxames gii di ñëw ay fan yu néew des ci bis bi ba tax na taalibe murid yi nekk nañ ci yëf yi ba pare. Aliou Guèye di ko gërëm kon mbokk yi loole moo laf làccu xabaaru marax yi sant leen gërëm leen ci ànd bekk ñun gërëm ñëpp ñi jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci xabaar yi ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Khalifa Diakhaté ma jox leen dox daje fukki waxtu ak benn ci guddi bu jotee ci jukkib xabaar yi fii ak boobu ngeen wëy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.